Baye Cheikh le véridique, Baye Cheikh le sage, Baye Cheikh le talibé mouride. Oui, nous disons bien le talibé mouride. Ton amour pour Mame Cheikh Ahmadou Bamba se lisait dans tes relations avec Serigne Gallas Amina Mbacké. Combien de piliers champions as-tu offert à ton guide spirituel, aux différents khalifes de Serigne Touba et dans la plus grande discrétion? Toutes nos condoléances donc à Serigne Gallas Amina, aux anciens, Baye Assane Tandian, Baye Matar Cissé, Baye Samba Diagne, Baye Mountakha pour ne citer que cela. Nous avons enfui ton nom dans nos cœurs et le temps le gardera sûrement. Ces mots sont insignifiants par rapport à ce que nous ressentons. Merci Baye Cheikh pour tout. Que Dieu te réserve une place de choix au paradis auprès du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. mu ngi bari xam-xam wala bari alal te amul teggin coono dong leen gërëm nit ak yore mu su ngeen bëggee ay martaba yu kawe da ngeen dénku sama dénkaane yi mu ne aleykum bi sidqi wa tawakkuli wa bi tawaddu'i wa xasri amali. maa ngi leen ban seen moo ko fiy def YouTube direct ah ban site moo ko fiy def YouTube direct. bon pour l'instant amul direct rek maa ngi direct am waaw ñëpp ñu koy travailler quoi. mu àndoon ak waa ALET di liggéey ñoom ci biir ak ci biti di leen jàppale jëppal jël àllam def ko association bi ba ñëpp di ko wax ba xam ne fu waay tollu tey mu ngi tudd waay Cheikh Ndiaye suñu association bi moo tax ñu bind wax ni yéen waa élevage lu bokk jooy sunu waaja Baye Cheikh Ndiaye ma ne ma ñas jàmbaar ga nit ku dëggal tamaan boo dee laa biir yàlla ko yàlla yokk xéewal ak leer. ñun waa ALET ñëpp ko jooy te di ko ñaanal yërmande yàlla suñu borom ak xéewal. élevage su Sénégal la liggéey yéen ba xëy dem yal na ko yàlla fay fii ak fa nu jëm. liggéey na yal na ko yàlla fay fii ak fa nu jëm. liggéey bu rëy bii mu liggéeyal sëriñ bi ngërëm yu rëy yii mu am ci dëkk bi yal na ko yàlla yal na ko fekk jannatul naimi bi jaahi seexi Ahmadul Xadim. amiina amiina ni leen amiina ci darajay njool Makka borom Madina. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kon du gàttal bi nga bi dafa gudd ñun ñëpp ñu xam ne daal moom tey am nañu mbégte lool taxaw fii sant ñëpp gërëm leen am tamit di ñaanal Baye Cheikh Ndiaye Marema ñi mu àndaloon muy Baye Samba Diagne Baye Matar Cissé Baye Nourou Diakho Baye Bada Dieng ak Baye Assane Tandian ñoom ñëpp ñoo xamante ni ñoo sos élevage bii jël seen alal def ci ba tey réussite bii mën a am ci mbooloo mi kon ñoom ñi fi des ñu ngi leen di ñaanal suñu borom gën leen a dëgëral yàggal leen ci kanamu njaboot bi ba day topp ci seen ginnaaw tamit déggal leen te laante biir jàppalante ngir liggéey bi gën a jëm ci kanam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tawfiq yàlla suñu borom defal jàmm ci biir ci biti wa salaamu aleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu docteur Ndiol chef de service de l'élevage monsieur Sall Mourou Malick di nuyu sa délégation bi yëpp di nuyu bu baax le président Bada Dieng ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom la seqal liggéey bi wante nuyoo bi ñu koy teg ci loxo Serigne Gallas Amina di sunu doomi nijaay di sunu rak di sunu xarit di nit bu baax di nuyu mboolem invité yi fi daje yëpp mboolem ñi yëngu ci politique bi yëpp te daje kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la sargal di la ñaanal yàlla ku ci nekk li gën ci yow yan la ko yàlla defal ci barke Xaadimu Rasuul maa ngi beral DG sama sang la sama doomu nijaay la jox na ma léegi njëgu fukki mètre basé ak ñaar ak li koy ñaw waaw kon DG dinaa ko xotti dinaa ko ñawlu ndax loolu dafa am solo ndax Mbacké dëkk Cheikh Ahmadou Bamba la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul rôlam ci àddina mooy fekk fu dara ne mu yokk fekk fu dara ne ko mu def fa dara kon ñun suñu rôle suñu jikko mooy
képp ku ñu gis rek ñuy jàppale comme suñu bopp te xam ne ñiy yëngu ci politique bi yëpp kenn ku ci ne sa yéene rek mooy Mbacké dox Mbacké jag ku ci nekk nag angle bi nga gisee rek nga waxe kon yàlla na jàppale ñëpp ci barke Xaadimu Rasuul. Monsieur le directeur de l'élevage ñi ngi encouragé bu baax waa ALET man membre laa ci di ci góorgóorlu di yëngu aussi ci élevage looloo waral ma nit lu ma mën ci jàpp fas naa ko yéene ci jàpp davantage. déggoon nañu ak le ministre de l'élevage bi mu ñëwee ci tournée bi mu wax leen man dinaa jox 2 hectares dinaa ko abal waa ALET 2 ans may leen ndox gratuitement mais aussi jox leen ay boutures pour 2 hectares yi ndax fee ma nekk ci Daaru Rahman 2 bassin ñoo ma seet benn bassin bi 600 000 mètres cubes d'eau la c'est un bassin de rétention du jeex beneen bassin bi bassin d'infiltration la dana am capacité recueillir 1 million de mètres cubes actuellement à 2,80 mètres da ngay am ndox teen donc dinaa leen boole ak ku ñuy wax docteur Serigne Saliou Bopp dina ñëw ci kanam dafa leen benn exposition ba foire bi jeex wan leen boutures yi ak semences yi ak type de culture fourragère yi nga xam ñu ngi koy développé fee ci Daaru Rahman dañ leen ci jàppale dañ ci accompagner jot nañu avancé actuellement ñu ci 1 hectare d'expérimentation dañ ko war a yokk jusqu'à 10 hectares pour jàppale sàmm yi parce que actuellement mënuloo sàmm di jënd li nga xamante ni mooy xont ndax xont bi dafa cher donc il faut ñu tendre vers la culture fourragère kon maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla suñu borom defal na réussite ba incha allah rabbi déwén foire bii di ñëw yàlla dogal mu doon bi nga xamante ni mooy njëlbeenu développement élevage fii ci Mbacké di ñaan nag monsieur le directeur de l'élevage ñu fexe docteur Mbacké moo war a nekk capitale élevage. Pourquoi? Parce que 150 000 nag la ñuy rey ci màggal environ multiplié par 300 000 c'est 45 milliards kon war nañu fexe ba au moins 50 à wala lu ëpp 50% ci li ñuy utiliser ci màggal Touba ñu koy mën a produire à Touba à Mbacké dans le département. Merci beaucoup. wa sallallahu ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. ñoo ngi wax jërëjëf sëñ Touba di wax jërëjëf Khadimu Rasoul di wax jërëjëf Mouhamadou Bamba ñoo ngi wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu di ñaanal sunu xalifa général sëñ Mountakha Bachir yàlla yàggal ko fi ci wéral ko mu yàgg nekk ci place sëriñ bu mag bi liggéey fi liggéey bi fi war a liggéey ànd koog le xalif général de Baye Fall sëriñ Andi yàlla yàggal ko fi moom tamit ak xalifa ak mboolem xalifa diine yi kilifa diine yi nekk ci Sénégal muy Tiwaawan Laayeen Ñaseen ñëpp rek ba ci xaadir yi seen kilifa yi ñoom it yàlla yàggal leen fi wéral leen yàggal liggéeyal l'islam may wax nag man vraiment kontaan naa trop sama xol sedd na ndax contentement bi mooy ku gis tey jii organisation bii nga xam ni moom la ñu fi tëral di nga xam ne ALET association bu mag dañoo nekkoon foo nga xam ni duñu mën a wane suñu bopp waaye lu ko waraloon mooy dañoo nekk ALET Touba bu ñu amee fête rek war nañ ko organiser Touba. Touba nag ku ne xam na ni màgg na màggaay boo nga xam ni espace bu toll nii bu libre amatu fa waaye nag ku ne Touba Mbacké nga ciy def ndax sëñ bu mag bi suñu wasila Mbacké gii la gane àdduna kon mën na ni Mbacké moo nekk diggante Touba ak Njaaréem ku ne xam na ni kon fii la sëñ Touba gane àdduna Njaaréem la wàccee bi liggéey Touba lañ ko denc kon loolu
dañ koy sant suñu borom mi nga xam ne moo ñu defal loolu ku fi ñëw nag ba xool tey lii danga ma santale waa association ndax man mënuma dara dama koy jiite mënuma moomuma dama koy jiite waaye gars yi nekk sama ginnaaw it vraiment maa ngi leen di féliciter di leen sant di leen gërëm ñoo xam ne liggéey bi rafet na te ñoom ñëpp jàpp nañ ci sama xol sedd na guy ndax njiit moom bu defee lu mel nii rek moom déjà man sama foire jeex na man moom fi mu toll nii sama foire jeex na waaw kon nag maa ngi nuyoo samay wax day gàtt rek ndax temps bi mayetuñu ko léegi li ma war a wax lépp du ma ko mën a wax. te li nga bëggoon réussir nga ko. waaw waaye yàlla def na damaa war a nuyu gan ñi santit ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey ñu permettre ma rek ma sant leen bu ko defee léegi affaire bi mu jàll. waaw maa ngi nuyu le représentant du ministre envoyé dama démb lettre ministre bi jot naa ko mu wax ni dafa am ay contraintes mais contraintes yi ma am ki nga xam ne moom la ñu yabalal muy le responsable docteur Dame Sow di directeur de l'élevage yàgg naa teew ci suñu foire je peux dire que même Aminata Mbengue Ndiaye bu daan ñëw moom lay àndal mook Sakho kon maa ngi nuyu docteur Dame Sow directeur de l'élevage maa ngi nuyu aussi monsieur le maire Abdou Mbacké Ndaw mi nga xam ne tey jii terrain bi moo ñu ko abal gratuitement ñàkkuñ si benn bi bañ demee wax ko ni ko dañu ma bëgg a ñëw foofu dafa ne léegi dinaa leen defal avis favorable ngeen dem utiliser ko ndax Mbacké sama dëkk la ca kuy liggéey bu mel noonu war naa cee jàpp pour nga mën koo wone kon monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm maa ngi nuyu tamit sunu parrain muy monsieur Gallo Ba waaw jërëjëf waaw jërëjëf monsieur Gallo Ba mooy suñu parrain li tax ñu def ko parrain nag defuñu ko parrain ngir politique dama bëgg mu leer Gallo dañoo am suñu foire bu ñu doon def ñu demandé ay appui moom rek mu intervenir dimbali ñu muy 2018 ba ñu génnee ci foire bi ma ni ko dañoo bëgg ku ñu jàppale lii nga ñu jàppale na continuer waaw mu ni moom fas na yéene dañ koo bett mais dana def yeneen effort yu bokkut ak yooyu ma ni ko muy 2018 booba politique amul campagne amul wax dëgg yàlla ma ne ko dañoo bëgg bu ñu yebati foire ñu def la parrain mu ni maa ngi leen di xaar bañ ne ba 2018 ñu def ko parrain yàlla dogal Covid bi ñëw ñu fomm foire ba organiser wuñ ko kon buñ demaatee di ko organiser waat duñ ko mën a changer loolu moo tax ñu continuer la ñu waxante woon ak moom it matale na ko wax dëgg yàlla mi ngi nii teew danañ ko jox micro bu wax ak mbooloo bi waaw ba daal ñu ngi koy sant di ko nuyu maa ngi nuyu tamit marraine bi Madeleine Sow sama doom soxna Abdou Aziz Ndiaye Alette nag dafa baaxoo chaque fois dañuy jël soxna si kenn ku nekk ci biir association bi nekk ci membre yi kowe yi ñu dara jaale ko soxnaam defal nañ ko ñu bëree bëri ñu ne ci association bi kon Madeleine Sow mooy marraine bi mi ngi ni toog danañ ko jox kàddu mu nuyonte ak yéen ñi ngi lay sant Madeleine di la gërëm maa ngi nuyu président FENAFO docteur Dame Sow maa ngi nuyu délégation bi nga àndal maa ngi leen di nuyu di leen remercier ñoom ñëpp Fatou Ndione mi ngi nii di sama rakk ñoo bokk bàyyi dëkk Mbacké ak madame Ndiaye ak docteur inspecteur départemental ba nga nele Sall di inspecteur boo nga xam ni fi mu war a taxaw yëpp taxaw na ko dama ko seetoon maa ngi jégalu maa ngi leen di nuyu yëpp di leen tatagal maa ngi nuyu président FENAFO ndax tey jii comme li ñu waxoon ci Gallo rek moom la ñu wax ci FENAFO ak RENADES ñoom lañ ko tuddee woon ñu fomm ko ba tey ñu maintenir daal leen ñoom ñooy parrain foire bi ñoom tamit muy RENADES ak FENAFO Aboukan mi ngi nii mooy président de la FENAFO bon RENADES tamit am na ay membres yu fi nekk kon maa ngi leen di nuyu ñoom ñaar ñëpp maa ngi nuyu invité yëpp nag bàyyiwuma kenn mboolem association yi nekk Sénégal ñëpp teew nañ waa Dakar ñëw nañ waa Louga ñëw nañ waa Saint-Louis ñëw nañ Kaolack Fatick Ngumba Ngeewul ñëpp rek Mbour Thiès ñëpp a ngi teew kon bu ma limee rek damay juum ndax association yi macha allah dañoo xaw a bari
waaye jàpp naa ni ñëpp ñëw nañ maa ngi nuyu ñëpp waa rep waa SEB docteur Niang ñëpp maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn su ma nee Dakar rek wax naa ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp seen teewaay. tàcc leen bàyyi ba de jeng am nga ndam de am nga ndam ci Touba de ak yonent bi ndaw ñi ko ñemee yow la nga jaay yombul de bu ma jógee foofu nag bu ma jógee foofu ba tey may nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy ay parrain ñoo xam ne ay parrain concours bala maa nuyu nag parrain concours yi danaa nuyu parrain concours moo leen nuyu damay jiital ki nga xam ni mooy docteur Fall Mbaye ma nga ne leen toog ànd ak délégation dañoo dem këram ni ko nag dafa am benn concours buy am fii suñu sañoon ñu parrainé la femelle espoir mu rafetlu ko lool kontaan ci lool 8 heures fi la ko fekk ak délégation ñëw toog ànd ak ñi mu àndal ñëpp kon ci parrain concours moom lañu parrainé maanaam femelle espoir danañ ko jox kàddu moom it mu nuyoo ak mbooloo mi may nuyu monsieur Sidi Ndaw transitaire bu mag bi comme ni ko sa waay di waxee Mara Mbaye Sidi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm waaw kontaan ci yow ndax élevage du Sénégal moo la ñor élevage Sénégal moo la ñor Sidi parce que man ñëw naa Fila ñëw naa tamit Reit di ñëwee Fila ñëpp moo leen doon añal soxna mooy dawal ñeenti oto indi ay ndab yu dul jeex dañ koy séddale ci biir foire bi ñëpp ay ca fu lu mel ni am rek teewaayam rafet na fa génne na dooleem def ko ca kon yow élevage moo la ñor kon ku nekk ci élevage war na la remercier su ma jógee ci loolu maa ngi nuyu di sargal monsieur Dame Lo nag dafa am nu ma ko tuddee dinaa ko wax moom laa def ministre bi yor mbirum ree Dame Lo nga ne Dame Lo nga ne moom ree rek laa koy dee waaw mooy ministre bi yor mbirum ree kon ñu ngi koy sant di ko gërëm teewaayam rafet na ñëw na dooleem ñëw na maa ngi nuyu tamit monsieur Mori Niang max waa Karo dafa nekk membre ba pare wëlbatiku ñu pare ne ko mal adulte mu accepté ko ñëw ak doole du fort Mori Niang ngi nii toog donc sant ko gërëm bâche bi sama ginnaaw ñi ñooy pare yi ñoo ngi pare ne concours yi ngeen baal ma rek faaw ma tudd seen i tur ndax bis bee ko laaj waaw su ma jógee foofu maa ngi nuyu Abdou Fatah Diop moom lañ pare ne maanaam añoo ma nga ne Abdou Fatah Diop ma nga ne ànd ak xaritam Balla Gadiaga def ci Touba lu rëy bi ñu ko defee pare ñëpp teg seen bët joxe fi xaalis bu bari ak ay télévision bu ne nekk xaritam kon ñu ngi nuyu Abdou Fatah Diop bu baax boole ko Balla Gadiaga maa ngi nuyu aussi monsieur Siré Diakité ñëw na léegi borom bergerie alhamdu bañ demee këram lu nekk defal nañu ko Siré Diakité maa ngi lay nuyu di la sargal te di la gërëm ñëw na léegi yéeg na ci kaw tribune bi xam naa dafa xaw a tardé jërëjëf Siré kon ñooñu ñi nga xam ni ñooy parrain yi ngeen baal ma rek ma lire invité d'honneur yi ngeen baal ma rek maa leen ko ñaan monsieur Modou Niang Maris Abdou Sey borom Eden Jurgi Lamine Konaté Yahya Anne Samir Younous Latir Cissé Ndeye Ami Diatta Luc Nicolas Alias Diop procureur Issa Ndiaye Ibrahima Diop Goumba Ngewul madame Ami Loom madame Ami Loom yaa na ngeen ci kaw rakkam ñëw na ñu ngi koy sant di ko gërëm Hamsa Gueye bu Thiès Baye Xabankan mi ngi nii toog loxoom ñëw na docteur Baw mi ngi nii toog jóge na ba Saint-Louis ñëw waaw Khadim Fall mi ngi nii toog bu rëy président rëy mi ngi nii toog ñu ngi koy di sant tamit Siré Dime mi ngi ci kaw tribune bi suñu xol sedd na monsieur Lamine Diop moom mi si yoon bi di ñëw Moustapha Diaw yónnee na dooleem député Sadaga mooy supposé fii mala yi nekk fii représentant mi ngi ci kaw toog monsieur Bàcc Ndaw représentant mi ngi nii toog kon maa ngi sant ñëpp
di gërëm ñëpp ndax temps bi dafa xaw a gudd mënumaa continuer ci yokkaat leneen di gërëm sponsor yi nga xam ne ñoo fi nekk muy NMA ñoo ngi gërëm tamit BK Gold mooy borom bassin bi jaune bi nga xam ni andi na ay décoration war a décorer membre yu mag yi nga xam ni ñoo nekk muy Pape Ndiaye bi nga xam mooy jaay bassin bi di beral nag maanaam NMA di leen xamal ne NMA man ba ma nekkee président depuis 2012 ba nëgë ni sii ça doit faire combien d'années 20 ans fena 19 ans waaw 19 ans NMA mi nga ànd ak ñun di liggéey benn yoon bu mas a tardé foiru Touba amul li may wax yéen ñëpp yéen a ngi koy dégg kenn mënu koo dégg NMA à chaque fois bu ko waa Touba sollicité bu dul dem feneen it fu mu mën a bàyyi boolewu ci Touba même bu doon woon ñëw it daanu yéen ay quota du ñu ko may ci loxo docteur Kulub kon buñ teewee war nañu leen a wax ne leen ñun ànd ngeen ak ñun di gërëm waa Xelcom bâche ndax liggéey bi ni mu demee nii wax dëgg yàlla ak prix bi ñu ko defal war nañ leen a sant gërëm leen kontaan nañ ci ñoom waa Touba ci kanam ñoo ñuy jox ndox mi ba du set bu ñu leen fàtte ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm kon waaw na ngeen dagg tigee Touba ca kanam bi tigee 1000 francs yi jënd leen ko ndax ndox mi ñuy xar yi naan ak nit ñi Touba ci kanam moo koy dugal ci faar chaque jour kon man maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm sponsor yi di gërëm nag particulièrement mbooleem ku fi teew ndax éleveurs yi Sénégal yëpp ñëw nañ mënee su leen a lim gërëm naa ñëpp képp ko yëngu ci xar wala nga yorul petax wala nga yor as karaw sama xol sedd ci yow waa daara yi ñëw nañ waa Louga yi ñëw nañ mënumaa lim rek kon man sama xol sedd na sama xol sedd maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla bàyyi ñu fi ñun ñëpp ñu yàgg koo teewe waaw moom tudd naa ko bon saa dagga tudd naa ko danaa leen mooy exposé dañoo dégg mooy exposé ñi représentant ci moom jërëjëf jëf ñoo ngi sant ñëpp bu fi nekkee bëgg a lim ñëpp bëgg a tudd ñëpp duñ fi jóge maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp am naa contentement ak kontaan naa am na nag genn cant koo xam ne faaw ñu beral ko Mamadou Dia mooy regroupement des éleveurs de Saint-Louis muy res mooy seen président trophée yi ngeen gis ko taabal bi dañ ko waroon a defarlu moo ko defarlu boppam participer ko ci foire bi pour concours bi buñ ca demee buñ paree ki nga xam ne ñi war a jox trophée yëpp Mamadou Dia defar leen ay trophée andi na fi 18 trophée te ku ne xam ne lii xaalis soo koy def Mamadou Dia ñu ngi lay sant di sant waa Saint-Louis yëpp. élevage dafa nekk loo xam ne lu am njariñ la ci koom buñ ko dee wax sax ci sunuy maam ba tey élevage agriculture ak pêche dafa nekk cëslaayu koom-koom kon nag damay daal di jaare foofu rek actualité oblige may wax bu ma jógee ci le ministre le représentant du ministre di ko yóbbante ci ministre de l'élevage wax ka nekkoon nañu yokk seen loxo ci wàllu càmm gi waaye damay wëlbatiku ci autorité yi toog nga xam ne ñoo ne ci jongante bu metti ci wàllu gox-goxaat yi ma leen di wax rek ne Mbàkke ñun ñoo ko bokk bu élection yi jàllee campagne bi dañuy àndaat di demalante di dikkalante waaye ku fi yàlla teg na nga wëlbatiku jox xel ak bopp ñi yor wàllu càmm gi rawatina nag waa alerte ndax ñi ngi nekk di def ci élevage lu am njariñ ndaxte bu ngeen gisee race yi ngeen xam ne waa alerte ñi ngi liggéey kon nag maa ngi wax autorité locale yi nañu jàppale waa association bi ndax élevage bi ñoŋ sunu koom-koom ñoŋ te li ma ciy dolli rek mooy dañuy wax ne jàmbaar ca waar wa waaye jigéen ñi dañoo nekk fu ne macha allah te ñu wax ma ci association bile ci wàllum élevage am na ci ñaari jàmbaaru jigéen yu yore gétt may wax rek ne tey jii su waa alet jëlee bés bu toll nii jox ma ko mënuma ñàkk a bañ a sargal sama naataangoo jigéen ñi nekk ci élevage ñaari jigéen ñooñu di ñan di maam jaara jaaxo bu dee mi ngi fii ma koy ñaan mu ñëw fekk si ma fii ma sargal ko jox ko jukkal ndax mérito na ko soxna maam jaara jaaxo ak soxna aji beey ñooñu ñooy jàmbaari élevage Mbàkke ñooñu ñooy liyoonu waa alerte ñëw leen fii ma jox leen jukkal te su ma leen di jox jukkal
damay woo sëñ Abdou Aziz Dabakh naaru yaama fare mi ñuy jooyte noppeeguñu Abdou Aziz maam jaar waaw bala ñuy dem ci décoration bi damay wax ni kii di Madeleine di sama soxna bi mu nekkee di préparation dafa am question bu am solo bu ma laaj daf ma ni ndax association bi am nay jigéen ma ne ko am na ci de mais Maam Jaara Jaaxaw ak Aji Bey de ay jàmbaar lañ mu ni ma dama leen di décorer dama bëggoon profiter ci occasion bi moom Madeleine ma wax leen ni c'est un honneur mérité lii mu am tey bu ma permettre nu ko gars yi tuddee baax na Nobel jonge ni ñu ko tuddee baax na bi may dugg ci élevage wax naa ko ci groupe yëpp dama jaay sama benn moto bi ma yoroon di ko jàngalee boobu maa ngi sama kër yaay ma dem Baye Assane Tandian ma koy sant mu jaay ma benn mbote bu 2 mois ma jaay moto ba dugal ko ca tam matalu ma bi ma ñëwee dugg ci kër gi mu daal di ñëw ne ma Abdou Aziz anam sa moto mbaa dafa paan booba jamono boo jëndee laadum dafa seer da nga koy nëbb ma ne ko kaay mu ñëw ba ci salle bi ma expliqué ko mu sànni ma loxo yi xam nga suñu jabari tubaab bi daal ne ma yow da ngay fo je te croyais plus intelligent que ça ma xam li ma xam daal ne pat mu dem 2 mois mu woo ma daal ne ma dama bëggoon a def un prêt bancaire ma ne ko ci looy doyee prêt bancaire mu ni ma dama laa bëgg a jëndal moto booy dawal parce que sa moto ba da nga ko jox ma bañ mu insister ne ma moto lu muy jar ma ni ko 325 350 si je me rappelle elle m'avait remis 400 000 francs yàlla di dogal muy dem ba élevage ñi ma ciy tudd fu nekk kon li ñuy wax chaque jour rek la réussite d'un homme est assise sur un support féminin merci beaucoup léegi galas Ndoye bu fi nekkee wala kenn ku nekk Ndoyeen Moustapha Sarr wala Ibou Dieng jabari Mariama Sall sama umpaañ mu ñëw jëlal Aji Bey cadeau merci Maam Jaara jërëjëf ngeen baal ma tuuti coach ndax jërë ngeen jëf kon may nuyu ministre Sakho gisuma ko woon maa ngi lay nuyu di la ziyaar di wax rek ne Abdou Aziz dafa am kilifa muy Alaaji Lamine Ndiaye ma ñëw mu uuf ma moom it ba ma Abdou Aziz bootee moom daf maa rogganti du fekkee fuñ may waxee lu ñaaw du fekkee fuñ ma koy defee ba ma duggee Mbàkke ba tey jooyu ma bàyyi Alaaji Lamine nag nekk fi ndax xew-xewu jamono yi rek waaye dama bëggoon woo sama ñaari yaay muy Soda Ndiaye ak Adama Diop ñu ñëw taxaw fii ma delloo njukkal Alaaji Lamine madame Ndiaye am nga jom de barki Xaadimu Mustafa jëfoo jëfi gone de dañuy ñëw ci Baye Bada ci boppam ba pare doora ñëw ci alet nag joxe sunu enveloppe waaye balaa boobu rek dama bëggoon sant ñëpp ñi ma àndal di sant waa Diamaguène sant waa Gaawaan sant nag jàngalekat yi waa annexe lycée mention spéciale di sant tamit waa ADIT association def te yàlla rek tax seen coordonnatrice nekk nii madame Guèye chéri Morane maa ngi sant ñëpp di leen gërëm
kon Baye Bada yow it ba nga ne waaw ba tey ne woo déet bañ ma bootee ba roganti ma yaa ma fobbanti kon nag Baye Bada maa ngi lay delloo njukkal ak tableau bi. voilà donc bi mooy tableau bi ñu njukkalee Baye Bada di ki nga xam ne moom mooy sëriñam di Serigne Mbacké Soxna Lo. ma ne ko Serigne Mbacké Soxna Lo borom tey fekk bay la Serigne Mbacké Soxna Lo doomi Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ji doomi Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ji doomi Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ji Baye Bada Serigne Mbacké Soxna Lo bay la ci année 2022 li ngeen def ci xam-xam ngeen ko teg merci docteur Fall Mbaye kenn ku ne xam na ne élevage mënta am ca ndox mu sell mu baax amut waaw dama ne élevage mënta am ca ndox mu sell mu baax amut booya may leen ma tuuti. defe naa ne fii mooy barab bi ñu ko war a def lu tax mooy barab bi ñu ko war a def mooy dama leen di jox rek ñaari chiffre suñu jëlee màggalu Touba nee nañ màggalu Touba dana véhiculer 600 milliards de francs CFA ci économie Sénégal 600 milliards yooyu suñu jëlee paaru nag yi ak xar yi ak yeneen yi defe naa ne paaru doy na ci 600 milliards yooyu. xam nga réew yi développé yi dañuy jël di inventer ay fête parce que économie bi pour mu dox il faut que nit ñi consommer il faut que nit ñi jaay jënd consommer loolu mooy doxal économie réew. ñun en Touba Mbacké Sëñ Touba may nañu loo xam ne si amuñu ko fenn mooy ñaari weer yu nekk am nañ màggal. màggal gi dañu rey xar dañu rey nag dañu rey ginnaaw mais xam nga loolu lépp économie buy dox la te bu ma gisee lii. salon élevage bi nga xam ne si investissement privé la ñi fi nekk ñëpp ay privé lañu fii du affaire compétence transférée état déedéet pour développer ab dëkk il faut de l'investissement privé parce que lii ci la ñuy sukkandikoo pour développer suñu commune Mbacké investissement privé. léegi bu ma duggee ci salon bi laaj naa ñaata stade ñoo fi nekk ñu ne ma à peu près 170 ci 170 yi 120 en Touba Mbacké mais war naa doon 3000 wala 4000 wala lu ëpp ndaxte li fiy consommé ñun ndawal ci màggal yi ak màggal bu mag yi kenn xamul lu mu doon. war nañ cee sukkandiku ci salon élevage bii salon boo xam ne si générateur d'emploi parce que ñun li ñu bëgg si Mbacké mooy ndaw yi xëy di liggéey loolu dañu am fii lii buñ ci sukkandikoo mën naa générer loo xam ne si ak activités yi nekk autour parce que bu leen gis xar yi rek xar yi dañuy dund seen ñam yi leen di jox ak vitamines yi maa ngi taxaw benn stand léegi société bi defar vitamines yi ma gis produit benn boo xam si Pologne la jógee ak produit benn boo xam si Sénégal la jógee loolu lañ war a defal produit yi nga xam ne si suñu xar yi ak suñu nag yi ñoo koy jëfandikoo ñu koy defaree fii Mbacké
incha allah fii ci Sénégal xale yi di ci dem di liggéeyi loolu mooy emploi productif mais ay pas ay emploi yoo xam si ay état moo leen di créer loolu mooy wax ji gis ngeen barab bii ñu nekk muy gaar bi ça fait ñaari at ak genn wàll man may dox ci loolu pour que saxaar gi ñu arrêté entre Touba Mbacké entre Dakar ak Touba ñu war koo dekkal xam nga dekkuloon tey waxuma la salon élevage lay doon mais nag yeeg yëpp fépp dana jógee fépp fu nekk ci Sénégal ñu dugal leen ci saxaar gi indi leen Mbacké boobu ci loolu lañ war a liggéey ci loolu lañ war a liggéey gis bu ñu demee ba am un port sec ici monsieur le maire dox na ci jéego yu rëy maa ngi koy sant bu baax a baax la bu ñu amoon benn zone d' activité boo xam si tout autour day créer emploi mën nañ cee sukkandiku pour développer suñu commune ci loolu lañ war a liggéey dëkk bi ñoo ko bokk mënuñu koo xaaj kenn ku nekk mën ngaa far fu la neex ñun on a un projet de société boo xam ne si dafa sukkandiku ci l' industrie moo nga xam ne si mooy solution bi loolu lañ bëgg a développer Mbacké def ay xëy ay usine bi ñuy xëy di liggéey te salon bii ñu ko gisee nii kontaan na ci parce que benn ci la loo xam ne si mën nañ cee sukkandiku développer activité boo xam ne si c' est tout autour de l' élevage loolu laa bëggoon a wax ku wax rek kenn ku nekk mën ngaa fa élection yi ñu jëm ay élection fàkk na élection Sénégal fépp fu nekk ñëpp ñu ñaa ngi fay voté ñii ñu ko àndal ñii nga xam ne si ay candidat lañu que ça soit le DG Gallo Ba wala le maire Abdou Mbacké Ndaw ak ñeneen ñi ci des mais ñun ñëpp ay doomu Mbacké lañ kenn ku nekk dafa war a xool li nga xam ne si mooy jariñ Mbacké nga ciy xëy di ci compte ñun ñëpp ay doomu Mbacké lañ. maa ngi nuyu képp ku fi teew di def nuyu bi le directeur de l'élevage di teg monsieur l'inspecteur départemental de l'élevage. J'aurais dû commencer par le maire mais il n'est plus là. di nuyu tamit le président de l'ALET le doyen Baradien. di beral nuyoo tamit la directrice Fama Ndione qui est une digne dame de Mbacké qui a des responsabilités au niveau du ministère de l'élevage. di beral nuyoo tamit waa ALET yëpp ak képp ku fi teew di remercier di féliciter ALET ci organisation bi di leen féliciter sama tur bopp et au nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar bu ma tuddee le doyen Moral Gueye qui est la tête de liste de la majorité proportionnelle ak le doyen Moussa Sakho ancien ministre tudd naa ñëpp Baradien président yaa ñu def pare nag ci biir campagne électorale cérémonie officielle la waaye mën damay yëngu nag je pense s'il vous plaît laissez-moi parler s'il vous plaît dama ne on a écouté le maire religieusement dañ ko déglu bu wax. On a eu également l'amabilité et la courtoisie d'écouter le docteur Fall Mbaye dans ses délires malgré tout. On a eu la patience et la peine à l'écouter. waaye nag on l'a écouté religieusement. kon tey lii li muy traduire nag c'est la vivacité démocratique. lii ça ne gêne en rien. Et ça ne perturbe aucunement la qualité de l'organisation. kon ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di leen wax ne tey Mbacké la ville de Mbacké s'honore d'avoir une association aussi ingénieuse que l'ALET. parce que nag jàpp naa ne tey ndaje bu mel nii une fois pareil mosul am Mbacké te jàpp naa ne ñun de bu yàlla dénkee maire bi dañ koy institutionnaliser au niveau de la commune.
que au-delà des expositions day dundal koom-koomu dëkk bi day susciter ay vocation ci wàllu élevage fii ku fi dugg rek sa yéene mooy nga yar ay jur wala ay xar notamment kon nag man je suis un militant de l'élevage waaye nag un ancien compagnon de l'ALET man campagne bi boole ma ak yéen daaw da ngeen ma ñëw jox ma invitation ak soutien daaw jéeg ma jox leen 500 000 ren ngeen def ma pare naa la jox 1 million militaire loolu c'est que day wane ne ñun dañoo am yéene ci dëkk bi dañoo am yéene ci élevage ak tous les secteurs d'activité économique tey ci li ngeen dugal koom-koom ci dëkk bi jàpp naa ne ak les transporteurs ak les commerçants et les ouvriers yéen a ëpp lu ngeen di contribuer ci budget Mbacké kon jàpp naa ne au-delà des contributions personnelles dañoo war a subventionner au niveau de la commune cette association bi ni ñuy subventionner les ASC dañoo war a subventionner tamit noonu dañoo war a subventionner noonu ALET au niveau de la commune de Mbacké di remercier nag fa laay jàllale je ne souhaite pas monopoliser la parole di beneen nuyoo bu baax le doyen Bada Dieng maanaam référence la ku am engagement la politique mosu ko intéressé waaye moom moo am yéene pour jàppale ñu parce que xam na ne que Mbacké mën naa defar suñuy loxo ce n'est pas un hasard qu'on a investi dans nos listes dañoo bëgg bu ëllëgee au niveau du conseil municipal de Mbacké que les éleveurs puissent être représentés et puissent être défendus li tax ñu investir que suñu liste du politique dañoo fas yéene dëkk bi képp kuñ jàpp ne mën nga cee dara ñu boole suñu liggéey donc loolu moo tax ñu jàpp ne tamit yéen ñii am ngeen seen place au niveau du conseil municipal le maire nag vous a promis 2 hectares promettre na ko daaw jéeg 2 hectares yooyu nag dañuy ñaan yàlla. ñu leen di féliciter aussi ci yaatal bi parce que on voit que cette année vous avez vu les choses en grand affaire bi gën a yaatu nombre bi yokku na qualité bi yokku na te aussi gis nañ ni aussi ren gën naa xumba suñu mbokku politiciens yi nag comme ren xumbal ngeen fii fexe leen ba daaw heure bi ngeen ñëwaat xumbal fii. di wax nag vraiment di jaajëfal waa ALET si parrainage bi ngeen defal FENAFO nag c'est la fédération nationale des acteurs de la filière ovine ministère de l'élevage moo ko fi tegoon pour que éleveurs yi nga xam ne dañuy yëngu si biir xar mën a booloo si benn kuréel association yi bëri na amical yi bëri na waaye loolu yàqul dara quartier bu nekk mën na am association commune bu nekk mën na am association département bu nekk mën na am association mais lu am solo ba am solo mooy ñëpp booloo si benn kuréel boobu mooy fédération bi te daanaka mën naa wax tey jii FENAFO bépp association bu mag si Sénégal bépp association bu sérieuse si Sénégal bépp association bu ñu ràññee si Sénégal bokk na si biir FENAFO donc FENAFO bu FENAFO Aboukan bu FENAFO Dr Diallo bu FENAFO Adam FENAFO élevage Sénégal yëpp la te yemul aussi si élevage laadum kese FENAFO aujourd'hui la maison des éleveurs bokk membre la si biir FENAFO te ku xam maison des éleveurs xam ni ñoom dañuy yëngatu si élevage extensif. Le directoire national des femmes en élevage aussi sont membres de la FENAFO. Donc c'est toute la filière ovine. Maintenant, nous, notre objectif,
mooy fexe ba suqali élevage xar ba fexe ba ñi nga xam ne ñoo yëngu si élevage yu xar bi ñu gis ci seen bopp fexe ba ñu mën a assurer autosuffisance en mouton au Sénégal fexe ba ñu mën a def la promotion de l'élevage du Sénégal à l'étranger notamment de l'ADOU qu'on a créé ici donc ci kaw loolu dañuy def ay journée scientifique ci kaw loolu dañuy organiser éleveurs yi ci kaw loolu dañuy manko aussi pour xool calendrier comme foire yi dafa bëri naka la ñuy arranger calendrier yi pour que autorités yi mën a assister si foire bu nekk pour que éleveurs yi aussi mën a dem si foire bu nekk donc loolu dafa nekk rôle bu mag bu FENAFO di jouer leneen li aussi mooy ni dañuy def ay carnet d'identification et de suivi parce que tey jii xar yi dañu war a am identité xar yi dafa war a am suivi xar yi dañ leen war a ràññee parce que tey jii xar yi dañuy génne xaalis bu bëri donc fu xaalis génnee création emploi am na fa leneen am na fa donc création de richesse am na fa donc dañu war a jël au sérieux de telle sorte que xar yi su ñu amee identité fraude sur l'âge mënatul am fraude sur le pédigré mënatul am ak yeneen donc ba tax na créé nañu benn carnet d'identification et de suivi sanitaire bi nga xam ni carnet boobu xar bu nekk day am benn carnet xar bu nekk day am numéro d'identification national bi nga xam ni xar bi moo koy moomal ko donc day am page bi nga xam ni day am turam am photom am turu yaayam am turu baayam am turu propriétaire bi am sax bàyyi nañ sax marge bu fekkee propriétaire bi daf ko jaay un, deux, trois ba 5 propriétaires sax donc loolu day tax ku jënd xar bi tey jii soo bëggee xam ñan ñoo ko seqal ses parents di ko xam soo bëggee xam âge xar bi ban âge la am di ko xam soo bëggee xam ñaata portée di ko xam soo bëggee xam xar bi yan géniteur la jural di ko xam soo bëggee xam aussi dans le passé vétérinaire bi lan lañ ko jot a jot defal xar bi si ay garab si ay traitement depuis bi mu juddoo ba fu mu toll dañ ko xam aussi li am na aussi page bi nga xam ne dédié au suivi de la croissance donc di nga xam xar bi évolution donc carnet yooyu aussi am na page bi ñu jagleel vaccin yi parce que am na ay vaccins yi nga xam ne c'est obligatoire donc page boobu docteur vétérinaire yi ñoo koy visé de telle sorte que suñu organiser foire bu mel ni ALEC xar bi suy dugg si foire bi balaa muy dugg day présenter carnet muy wan ni xar bi il est à jour si vaccination de telle sorte que benn xar dootul ñëwati foire di contaminer moromam si ay feebar parce que gis nañ ni xar yu bëri dañuy jógee si foire dem yóbbaale ay feebar donc loolu dinañu permettre donc ñu def loolu. dina permettre aussi vétérinaire bi su ñëwee si gétt su génnee carnet bi dina xam xar bi dans le passé lan lañ ko defal donc moom lan la ko waroon defal donc yooyu yëpp carnet boobu dafa am importance bi nga xam ni te wax naa aussi benn numéro la xar bi di am donc suñ demee ba si kanam dañ koy informatiser. donc day nekk un truc digital bi nga xam ne tey jii yow soo naree jënd soo demee si Mor Binta dara jënd foofu benn xar ngeen waxaale ba pare su la neexee balaa ngay jënd sax laajal Mor Binta numéro xar bi soo joxee jëlee numéro xar bi soo demee nga interroger waa FENAFO suñ xoolee si ordinateur bi di nga mën a jox information yi nekk si xar bi yëpp nga xool ndax est-ce que Mor Binta li mu la wax est-ce que méngoo na dëgg bi donc bu boobaa loolu yëpp day jëm yëpp yokku crédibilité donc def nañ ko Europe def ko ailleurs pourquoi pas le Sénégal carnet yooyu nag daanaka instant bi pare na defoon nañ ko ba pare te am nañ ay sponsor yoo xam ne dañ ko financé intégralement dinañ ko commencé jox sur peu de temps association yi maintenant FENAFO amul yenn moyens yi mais quand même comme tey jii c'est la première fois ngeen def seen kii bi FENAFO dinañuy jël la tenance il y a 175 box donc à peu près 1000 sujets ñu ngi fii donc FENAFO dina leen jagleel 1000 carnets gratuitement pour ALEC Touba ngeen démarrer ko donc carnet yooyu on va démarrer avec ALEC Touba voilà donc leneen aussi li ñuy def mooy promotion laadum bi parce que tey jii laadum bi ñu bëri ñu ngi siy dund ñii ñu ngi siy tabax kër ñii ñu ngi siy am ay ñu ngi siy voyager ñii di si yóbbu seen waajur màkk donc laadum boobu c'est du sérieux laadum boobu moo ñu boole ñun ñëpp donc laadum boobu tey jii c'est pas normal que ñu toog ba léegi reconnaître nañ ko c'est pas normal ñu toog ba léegi homologué wuñ ko donc laadum boobu dañ ko war a am reconnaissance pour que loolu loo xam ne du sérieux parce que suñ ko deful
un de ces quatre matins suñu voisins yi ñu ngi siy liggéey te Mauritanie Mali ak ñeneen ñu ngi siy liggéey un de ces quatre matins Mauritanie mën nañoo homologué laadum te duñ si mun dara donc ñun nag actuellement FENAFOOD ñu siy liggéey homologation laadum boobu ah te leneen lii tax ñuy aussi war ko homologué tey jii marché bi dafa saturé tey jii ñun éleveurs yi problème bu ñu gën a am mooy problème njaay bi bu ñuy wax aliment naan leneen ak leneen mais njaay bi moo gën a métti parce que tey jii aliment bi su jaroon 1000 francs ngoon bi jar 500 francs te jaayuloo tamit doo si génn donc njaay bi mooy problème pour njaay bi nag mun a dox il faut que ñu yaatal marché yi marché local bi dafa saturé donc il faut ñu ubbeeku si sous-région bi il faut que ñu ubbeeku si Maghreb bi il faut que ñu ubbeeku si pays arabe yi il faut que ñu ubbeeku Amérique il faut que ñu ubbeeku Europe et pour loolu nag tant que labellisé wuñu laa bi tant que homologué wuñu ko loolu mënul nekk donc loolu tamit dañ siy liggéey donc di yem foofu rek pour le moment pour xamal leen lan mooy rôle FENAFOOD di leen di jaajëfal. di sant Baye Bada Dieng bi nga xam ne maa ngi leen bokk sëriñ mu nekk taalibe Sëñ Mbacke Soxna Lo ñun daal di def moom dañuy nooyee ñu koy sant bu baax a baax a baax di sant président Aboubacar di sant président docteur Nia di sant président Samia Diakhaté bi nga xam ne dafa déplacé wu ñëw ànd ak man di sant waa Mbaaw yëpp nga xam ne su ma limee damay jur dama koy teg ci loxo damay jël sant gi teg ko ci loxo Serigne Lamine Diop ma tasaare ko ci biir Mbaaw yëpp di sant sama doom lay boo xam ne moom dañ sax ma koy tudd Balla Gadiaga ndax ku ma gis rek gis ko ku ma xam ko ku ko xam ma ñu nekk benn duñu ñaar mu jàpp ci bis bi torop di sant Mbaye Guissé mi nekk sama wet nga xam ne ba ñu ma ko tuddee ba léegi dugul ci di ma xelal nii nga war a def ñii lañu war a àndee nii nga ciy demee ba ànd ak man fekk ma sama kër ñu àndandoo def délégation bu am solo ñoom fii Touba kon maa ngi koy sant kaddu boo xam ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem kaddu gi nag du bëri kaddu gi cant kese la ndax dañ ñoo jox cër boo xam ne mën naa am sax mérité wuñ ko ndax ay xale yu ndaw lañ waaye nag ay jëmm yu xeebu lañ aussi waaye nag ngeen jël cër bu rëy boobu jox ñu ko kon su ñëwee duñu def lu dul di sant kese kaddu gi mu gudd mu gàtt yëpp cant kese la sant naa waa arrêté Touba yëpp sant naa waa Mbaaw yëpp sant naa éleveurs yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum léegi nag li xam ne bis ngeen ñu jox rëy na lool ci ñun waaye du mën a ñàkk rek ñu barkeelu bi moo tax ñu ne woon dinañ ñëw indaale loo yooyu nga xam ni denrée alimentaire la nga xam ne Touba bu ko xam-xam dëgg bernde la kon loolu bu fi duggee yaakaar naa ni fi la war a dugg waaw léegi nag bu ko defee concours bi ñu ne woon añoo yi dañuy jox ki nga xam ne moo gagné meilleur jeune mâle ñu jox ko 250 000 ak Jesner ki nga xam moo jël deuxième ñu jox ko 150 000 ak Jesner ki nga xam ne dafa jël troisième ñu jox ko 100 000 ak Jesner. xam nañ ko loolu la. merci Fata waaw lii moom seen tool yi ci yow xam nañu li gëtuñu parce que fu bala rek yaa ngi si jàmm te bu ñu ko defee pare moom ñu ñëw def bi loolu rëy moom la moom Touba la bokk Touba ak léegi ñu indi fi ay trophée yu bëri télévision cher benn moment ñu naan koy dem yoon foofu télévision bi jar 1 million ma nga sama kër Kassar ak si Touba wala ma yëkkati ay travail yu jeex xaalis bu bëri xam Balla bu jëlee ba yëkkati téléphone bi fa daal yow lañ ko def ndax yaay bu fekk am ko daal mooy te xam naa ne yow mën a wax ak dina wax Abdou nag Balla mi ngi lay félicité mi ngi lay félicité mi ngi lay sant di la gërëm dina xam ne moom seen nekkin moom mi ngi koy wax da la ko mu tax directement man maa koy wax nga am contentement di félicité waa Mbaaw di la sant di la gërëm di la yàlla ñaan yàlla yokk jërëjëf merci kontaan ngeen tàccuwaat loolu bu baax a baax enveloppe bi ak Jesner yi merci beaucoup santaat gërëm tàccuwaat leen bu baax a baax léegi nag defe naa ni dañuy dem nag ci ñu ngi jox décoration ki nga xamante ne mooy madame Ndiaye. waaw kon asalaamaaleykum. waaye yow bàyyi loolu da ngay liggéey muy liggéey waaye da ngay liggéey muy liggéey nga naa ko puusal si mooy wax ci
wala jege micro bi da ngay wax am na solo suma yàlla may gàttal ba fan bu ko ne ku ne ma jox na man ma jege wala sax na ko leen dana ko waaye ni ngeen mënu kon ni baa ngi ni yàlla dawal jëkk teew ci après le mérite liggéey baax ci Siré taxaw leen ñu jël photo bi taxaw leen. yow yaa ko am ak. président Aboukan moom moo ko njëkkee moo ko tijji woon. ok Siré. après Siré Kakite ñëw président. ba juste. waay ba wax rek lii moom dem si am dëkk lool te lii lu war a nekk la. éleveurs yi suñu liggéeyee dañ leen war a décorer dañ leen war a féliciter pour ñu nekk exemple pour ñeneen ñi. li ngeen def nii dafa rafet parce que lii exemple la pour yenn jeunes yi yëpp yii toog fii dinañ gëm ni lu war a mën a nekk la te ki ñu ko defal aussi daf ko mérité moi je me rappelle en 2003 toog naa bi may commencé préparation Tabaski 2003 2004 2005 chaque guddi su ñu nee suba la Tabaski su ma paree suma xarit damay ne bon damay def jënd pour 2 ma dem terminus Liberté 5 si SGBS chaque fois à 3 reprises je trouve là-bas 3 jeunes garçons ñu desal foofu ay kuy yu rafet. deuxième année bi mu ñëw ma ne booy yéen ni ngeen di liggéey ni ngeen di xonte xale baax na ngeen dugg si laal bi bàyyi leen wala ne yii ngeen dugg si laal bi parce que bis boo leen duggee si laal bi di ngeen def di ngeen def réew mu toogaat mu booy bi ne si leen ne ma amul problème suñu paree Tabaski bii xaalis bi ñu am dinañ jënd laal ñu toogaat année bis toppaat même scénario veille Tabaski bu ñëw fekk ñu desal 2 ou 3 ma ñëw jënd ko ma ne booy waxoon naa la fexe leen nag bii yomb ngeen dugg si 1 mois lañ teg si Tabaski ñu ñëw suñu kër dem kër Pama suñu dem kii dem jënd ay dugg si laa bi donc léegi tey jii gis nañu résultat bi te li ma prédiroon gis nañ ko parce que tey jii c'est une jeune référence di génne si élevage bi te aussi ñu ngi partagé wax dëgg yàlla day maye dëkk day abale géniteur day maye xar te aussi xam nañ ko si sous région te aussi mu nekk xale bu am yar bu am teggin ku mu gis daf la jox cër koo mu gis muy gaf muy rey ku mu gis mu lay naan nijaay si mu lay gis mu naan papa mu naan tonton donc loolu je tiens à le dire parce que c'est une référence je tiens à le dire pour que yeneen jeunes yi nekk fii réussir moom ngir am résultat bu kaddu yi kaddu remerciement la ak félicitation surtout jëmale ko ci président Bada Dieng président Alain monsieur le ministre ñu koy nuyu di nuyu aussi nattangoo kuréel yi nga xam ne nii yëpp ay président yu fi nekk la di ko féliciter ci organisation bi nga xam ne nii organisation bu mucc ayib la ci édition bi nga xam ne moom la def ren ñëpp gis ni def na jéego bu rëy ci organisation Waaru Mbacke Touba ñu ngi ko si remercier bu baax a baax di ko encouragé di gis ni wax dëgg yàlla seen organisation bi organisation yi gën a taxaw la bokk mais également ñu mën a organiser la di remercier aussi di féliciter président FENAFO Aboukan di fi représenté président Renades jëlu ñuy waxaat ci ñoom parce que fu nekk wax nañ lu baax ci ñoom ñëpp xam nañ ne xam nañu
jéego yi nga xam ne def nañu élevage laaj ak élevage en général kon jëm ñu si dellu si waat di leen di féliciter di leen remercier di leen wax ne rek ministère de l'élevage mu ngi lëkkaloo ñoom bu gën a avancé ci réflexion yi nga xam ne wax na ko fi sànq mu jëm ci élevage daal nan la ñuy def ba xale ñu reconnaître leen nan la ñuy def ba xàmmee leen nan la ñuy def ba gën a ak moderniser gën a développer élevage bi comme ni ko kilifa réew mi bëggee loolu ne si beneen kàddu remerciement ak félicitation mu ngi jëm ci parrain yi ñu ngi féliciter la marraine madame Ndiaye ñëpp gis nañu mbir mi ko defee ma siy dellu ay témoignages parce que témoigné nañu ba pare en tout cas diggante boobu ni mu mel noonu la ñuy ñaan ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngatu ci laabu seen diggante yi rafetlu ci biir kër yi parce que maa ngi fàttaliku moo ko gisee léegi bi nga xam ne nii amoon na Tivaouane diggante docteur Diallo aussi ak soxnaam noonu la demee woon laalu day boole kër yi gën ko dëgëral kon loolu am solo di féliciter le DG Galaba. am na lu bari lu ma si bëggoon a wax waaye ginnaaw mbir mi dafa wëlbatiku ni mu wëlbatikoo lu ma si wax rek mën nañu ko féetal am na fu ñu ko féetal ci gàttal rek kilifa réew képp koo xam ne tànn na ko dénk ko am na qualité yoo xam ne moo tax mu tànn ko dénk ko. waa élection ko tànnee comme pare dañu jaar rek tànk yi nga xam ne nii ak yoon yi nga xam ne moom la kilifa réew bi ubbi man pare la kon foofu laa si mën a yem yeneen yi naa ko nekk ba beneen yoon contexte bi moom ni mu ko waxee yéen a organisé ci biir contexte boo xam ne nii noonu la demee nii la mënoon a demee ni mu ko doon xaar mais wax sunu gàtt rek ñëpp xam nañ ni développement wala parce que ëpp ci àdduna bi dañuy wax ni arène la arène mooy fu ñuy bëri ak fu ñuy xeex arène nag ci développement xam-xam la ak xalaat ak proposition li ñuy ñaan rek mooy xam-xam yi ak proposition yi mu génn ci làmmiñ bu rafet xam-xam ak proposition ñu bind ko ci plume bu rafet loolu moom mooy développement mais werante xëccoo mënul ñàkk ci développement ñun ñëpp poème boo xam ne ko yëngati même suñuy bureau docteur Khadija ngi ni di témoigner pour di dem ba nga def réunion de coordination man ak samay agent loolu lay demee day am ay tension day am ay xëccoo day am ay choc mais suñu paree nag dañuy ñëw di gën a baax intérêt population bi parce que ñun ñëpp loolu moom moo ñu yëkkati intérêt population bi nourrir réew mi fexe ba ku nekk am loo lekk ku nekk am loo naan ku am nekk am loo def sa poche pour mën a faj say nekk soxla loolu moom moo yëkkati gouvernement moo yëkkati yéen ñi nga xam ne nii yéen ay éleveurs yi moo yëkkati bépp acteur de développement kon dañuy ñaan yàlla vraiment li ngeen bëgg fii ñu fexe ba mu ñoom ba ngeen gën a am yeneen jéego ci kanam li may yóbbante rek futur maire wala di ko sas futur maire Mbacké président AMS ak ministre de l'élevage ak AIFOR international te kilifa réew mi joxe instruction pour ñu def ko muy initiative des maires pour l'autosuffisance en mouton de Tabaski futur maire Mbacké mu jël xaalis def ko si 3 millions la ñu waxoon waaye xam naa mairie Mbacké moom rëy na rëy boo xam ne xëy na mën nañ see def 10 millions fi mu nekk nii bind nañu lu ëpp 100 maires bind nañu ci deuxième phase bi te 250 lañ soxla ñu ngi commencé dugal seen xaalis kon ñu ngi ñaan yàlla ñoom ñu bokk si ak maire département Mbacké yëpp ku nekk bind lu ci initiative des maires pour l'autosuffisance en mouton def si xaalis nee na du compétence transférée mais compétence partagée la boo xam ne nii initiative bi première phase bi ñu def wane na ne suñu lëkkaloo ñoom ñu jënd ay xaru jigéen ministère de l'élevage joxe ay kuy jënd ko ci xarulaadu bi abukan maa ngi koy félicité bu baax mais bëri na ba nga xam ne nii at mu nekk ministère de l'élevage day jënd ay xarulaadu dugal ko ci initiative boobu jox ko aussi yeneen éleveurs loolu déjà lu am solo la ci écoulement production bi nga xam ne nii moom la éleveur laadu di def kon initiative bi lu mu gën a dox gën a yaatu ñoom ñu gën a mën a jaay seen i xar kon loolu laa amoon lu ma ko siy sas di si wax fi yëpp agriculture fourragère ak yeneen yi ak développement Touba Mbacké ci élevage fas nañ ko dinañ ko jàllale ministre am nañu programme bu mag boo xam ne nii fan yii ñu ngi si lëkkaloo ak BAD Banque africaine de développement ak FAO projet bi gën a lay ci élevage lay doon te déwén lay commencé te dañu
jël ñaari projet yi nga xam ne déjà élevage am na ko muy PRAPS ak PDES ñu nekk fële ci bët gànnaar réew mi dañu jël projet bu bees bi def ko ci bët Saalum ci centre du Sénégal muy Kaolack Fatick Kaffrine Diourbel ak Thiès foofu la ñu concentré activité yi nga xam ne nii mooy PNDS programme national de développement intégré de l'élevage def région de Diourbel dañu am pàcc am solo boo xam ne nii yëg ay weer ngeen ko sax dañ ko waxtaane kon loolu laa amoon ma si sànni alhamdulillahi wa salla bada ala alladi bi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi sawina walil wali هذا وإن اليوم ذو توسل له بأسماء ذوي التبدل فقلت يا قريب يا مجيب سل على الذي به تجيب واقبل به نسمي هذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم ليغفر ذنوبي واكفني الرجيم وكن بموسى وبجاه عيسى واقيني دنيا وأخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم لأبي معنا خطاب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جد لي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي النورين وبعلي والد السبتين هب لي في دنياي ما أخرايا النور والغلو والمسايا بحق طلحة وبالزبير وحق سعد النجني من دير وبسعيد وابن عوف النجني من كل ما أخافه من فتني وبأبي عبيدة تجل ما يفيد إلى جنابي وفي عني ما يبيد باقي عبد الله نجل الحم أي ولد العباس كسر علمي باقي عبد الله نجل همراء أني فدابا ما يجر